télévision Futurs Médias mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak suñuy programme fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës bokk na ci Coupe d'Afrique ba ñuy football ca Cameroun Sénégal matcham bu njëkk diggam ak Zimbabwe tey la woon moo ko gagné benn bal ci dara waaye ci ay jafe-jafe ca la ko gagné des na dikk ak yéen ci xibaaru timis yi ak kenn ci envoyé spéciaux yu télévision Futurs Médias ca Bafoussam di Mamadou Ndiaye des na teewlit lenn ci footballkat yi Sénégal yi ak xalaat boo xamante ne joxe nañu ko ci match bi ak ni ñu ko dundee. leneen mu di wàllu politique ak campagne bi jëm ci élection locale yi tàmbali nañu ko doonte sax fu ne woote jibe na fa jëm ci góorgóorlu ba fitna bañ ci am seetlu nañu ne fitna ji door na ci xaat ci naka am na lenn ci candidat yoo xamante ne ji seeni militant tàmbali nañoo jàppante diwaanu Kees it loolee la ñu fa seetlu te bu ñu moytuwul yëf yi mën na ëppi loxo ndax ay pancarte ki poster yoo xam ne candidat ko moom la ay nervi di borom yi doole wéy di xotti ak di yàqate lu ni mel tax Mamadou Lamine Massaly yëkkati kàddoom moom mi bokk ci bokk gis-gis di xamle ne buñ ci jëluli matuwaay ñoom ak seeni militant dinañ ko fajal seen bopp. commission électorale nationale autonome du Sénat nee na kon lépp luy matériel ngir organiser élection locale yi dese naa jàppandi ba tax muy sàkku ci état bi mu daat ci kon jël ay matuwaay. réew Mali ak daan ñu gàll ci aw ndoddam waa CEDEAO def kon lu ni mel ki nga xamante ne ji moo di colonel Abdoulaye Maïga mi porte-parole gouvernement ba foofee di soldat sa nangu nguur ga des na déglu xalaatam ci des na kon teewlu xalaatam ci yooyu les sanctions ak it ni muy woowee askanu Mali ak force de sécurité yu Mali ngir ñu jëli matuwaay ci yooyu la jamono moom matuwaay ñi ngi gën di yokk ministre transport terrestre ak infrastructure di xam le ne kon tëj nañu seen frontière terrestre ak aérien diggam ak Mali ci réew yi nga xamante ne ñoo bokk ci CEDEAO li ko waral mooy dogal bi nga xamante ne ji CEDEAO jël na ko jëmee ci réew Mali mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci ay xibaar ngeen taaxeeloo ñu faram fàcceel leen ko. Sénégal 1 Zimbabwe 0 match bi ñu doon football mu ñeel match bu njëkk bu gayndee Sénégal yi foofee fa la mujjee tey jile ba match ba demee ba jeex ba ñu toll ci temps additionnel bi ca la équipe nationale bu Sénégal amee penalty teg ko dóor ko mu dugg Sadio Mané ko dugal leerali Mamadou Ndiaye ca Bafoussam. ñu boole ko ci favori yu Coupe d'Afrique des Nations Sénégal ñëpp doon ko xaar mu tàmbale ci compétition bi mu amaloon match bu jafe donte gagné na ko ci gagné bu méttee métti ci digganteem ak Zimbabwe benn bal ci dara Sadio Mané daanaka moo xettali équipe bi ci ab penalty boo nga xamante ni daanaka ci match bi muy jeex ci la ko Sénégal am moom attaquant Liverpool bi daal di dugal penalty bi. Non, en fait, quand il avait pris le ballon, il voulait que j'aille immédiatement pour essayer d'influencer l'arbitre. Je lui ai dit, non, t'inquiète, on prend notre temps, parce qu'il y a le VAR. Du coup, c'est à notre avantage. Une fois marqué, l'arbitre va siffler la fin. Donc, laisse-les discuter avec l'arbitre. Et on a 1000 chances de marquer, surtout quand on... gaynde yu Sénégal nag débuté match bi ndaxte dafa bari lool ay absent ci 28 jours yi nga xamante ne Aliou Cissé woon na leen fukk ak benn yi daanaka te bokkuñu ci match bi juróom-ñaar yu bees yoo xamante ni ñi ngi doog a découvrir lii di compétition bi di Coupe d'Afrique des Nations Aliou Cissé nag rafetlu lool taxawaayu gaynde yi. Quand vous avez la chance d'avoir de grands joueurs à votre disposition, c'est toujours beaucoup plus facile. On a pu travailler pratiquement pendant 10 jours où Koulibaly était pas apte. Koulibaly est venu nous rejoindre, je crois, dans le groupe juste 3 jours avant qu'on arrive. Donc l'axe central, comment dirais-je encore, Abdou Diallo et Pape Abou Cissé, Mbaye et Touré ont travaillé pratiquement pendant une semaine. Dans ma tête, je pensais que Kouli ne serait pas apte en réalité contre le Zimbabwe, mais je pensais pas que c'était le Covid qui allait le toucher. Donc dans notre tête, on avait déjà anticipé cet axe-là, on les avait laissés travailler ensemble, cette défense-là. Donc ils ont créé quelques automatismes. Je pense que dans l'ensemble, ils ont su gérer quand même les attaquants du Zimbabwe, même s'il y a eu quelques erreurs. Je pense que Abdou Cissé, c'est un très bon défenseur. Aujourd'hui, sur les duels aériens, il nous a sorti pas mal de ballons. Il pouvait en marquer aussi. Abdou Diallo, c'est un garçon très intelligent dans l'anticipation aussi, même si par moment il manque un petit peu de concentration. C'est des choses qu'il faut améliorer. Je suis très content d'Ibrahima Mbaye aussi et de Ballo Touré ici du travail qu'ils ont fourni. gannaaw matcham bu jafe bi nga xamante ni donte gagné na ko
équipe nationale bu Sénégal war na gën a mën a xoolaat boppam ngir mën a waajal bu baax jonganteem bi mu fas yéene amal ak yeneen ñaari équipe mu njëkkee ko ak Guinée balaa moo dal ci Malawi match contre Guinée bi nag ñu ngi ko jàpp àjjuma ji. Mamadou Ndiaye jërëjëf des ba léegi ci match boobee gaynde Sénégal yi football muy seen match bu njëkk ci Coupe d'Afrique Cameroun 2021 ginnaaw bu ñu amee ndam ci kaw Zimbabwe bu ñu ci jugee ñenn ci gaynde yi wax nañ ni ñu jàngatee match bi ñu teewlu leen ak Mamadou Ndiaye ak Ahmed Niang. Oui, ça s'est vu, c'était pas facile. nekkutoon jogante gu yomb waaye jàpp naa ni am nañu chance rek ba dugal ci njeextalu match bi ba am victoire lii nag dafay wane rek ni ñun am nañu caractère. Jusqu'au bout et pour aller chercher cette victoire. J'ai seulement essayé de faire le même jeu que. joué naa comme ni may faral di jouer saa su nekk ñu am nag ndam ci match bi mu doon lu am solo ñu war rek continuer di gën a joxe. Et faut continuer comme ça. Inch'Allah. Une victoire très très importante. On a bien débuté. ndam la dëgg la goo xam ne ni am na solo lool ci ndorteelu compétition yi waaye it dama jàpp ni jongante yi mënut a yomb moo tax it war nañu gën a góorgóorlu dinañu noppalu ko nag ngir gën a waajal suñu yeneen i match yi. Bien préparer le prochain match. Honnêtement, je pense que. ci dëgg-dëgg jàpp naa ni bég nañu ci victoire bi donte sax ni match bi demee doonul ci ñu bëri liñ doon xaar ci ñun waaye li ci gën a am solo rek mooy victoire bi am nañu ko. xam nga nag kan gi doonul loo xam ne rek dafay yomb ci jongante yi waaye lépp lu ñu mën rek incha allah dinañu ko def. C'est toujours compliqué mais bon. noonee la xewe woon ca Bafoussam ga ca Cameroun waaye fii ci Sénégal it ñu bari ci askan wi dund nañu match bi lu ci mel ne ca fan zone ba ñu defoon ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiants yee foofee daanaka seenu fi tooguloon ba ni match bi jeexee Sénégal am ca ndam ñu gis na ndam li mooy li ëpp solo waaye anam wi ñuy footballet lu jara xoolaat la reportage par Fara Ñing. ñenn ñi tàmbali woon nañu jóge ci fan zone bu université Cheikh Anta Diop te boobu sax arbitre sifflé gul lii di coup de sifflet final bi ci jamono jooju nag ci la Sénégal am penalty Sadio Mané jàkkaarloo góol bu Zimbabwe mbégte mi foo ko natt weesu na ko. ndam li nag étudiants yi féete ko bu baax a baax nee nañ li lu mel dong lañ dem xaar ci jogante bi. métti na woon y avait trop d'émotion métti na ku amoon cardiaque sax yàlla boo ci des mais alhamdulilah comme gagné nañ rek sant yàlla ñu xaaraat beneen match rek. instant bi sama xol baa ngi mel ni xolu yaay Sadio Mané. waaw damaa kontaan. kontaan nañ vraiment bien vrai que ñëwoon nañ fi ànd ak cawarte di xaar ndam si suñu gaynde yi bon même bu fekkee ne am nañ ko au dernier moment également bon ça nous suffit largement. contentement bu amul app. parce que au début c'était tellement difficile te dañoo bokkoon ci ñu jàpp ni Sénégal dès le premier mi-temps day régler situation bi waaye comme ni match comme da waxul dëgg pronostic yi parfois dañuy kii métti woon na trop mais au final yàlla may nañu penalty Sadio Mané dugal ko aujourd'hui nous sommes tous une famille. naam Sénégal am na ndam waaye lu bëri des na ngir ñu joxanti ko balaa match bi di ñëw. waaw c'était compliqué moom c'était trop difficile mais kontaan naa trop ñëpp kontaan nañu macha allah. dañoo war a tey xam nga jël lépp teg ko ci suñu coach am nañ ko que ça soit mu def erreur ou pas nous l'acceptons c'est le Sénégal qui gagne sont tous des combattants donc nañu tey on avait des absents te yàlla sutural nañu alhamdulilah. étudiants yi fu ne jaar nañ ko ci émission. kontaan mer def lu ne ñenn ñi nekkoon ci seen fenêtre lépp rek ngir pousser ñii di gaynde yi ci ndam li ndax ndam lu amoon solo la ci premier match bi. Pape Fara Ñing presse Sénégal nekk ci aw tiis rawatina presse sportive bi sabab li moo di génnu àdduna journaliste sportif bi di Oumar Diarra mi ngeen di gis tey jii ci altine ji ci la génn àdduna gannaaw wopp ju ko tëraloon bari nag ay rédaction yoo xamante ne ji kon ràññee nañu ko fa fu ci mel ne ci yéenekaay bii di la matin jot na fa liggéey jaar na ci ndam li naka noonu nit fi mujjee mooy Mader Sport moom Oumar Diarra doonoon koo xamante ne ji kon ci discipline sport yépp dañ ko ci daan gis léeg-léeg sax ci chaîne télévision yi mu jëm ci wàllu consultance ci yenn match yi groupe Futur Média ci sama kaddu di ko jaale mboolem taskatu xabaar yi di ko jaale waa réew mi yépp di ñaan yàlla xare ko àjjana oyofal suuf ci kawam njaboot gi mu fi bàyyi sunu borom teg ci loxo moom journaliste bii di Oumar Diarra.
waxtaane wàllu politique ak fitna jiñ ci nemmeeku doonte sax laata campagne bi di tàmbali kon ñi ngi doon sàkku ngir nit ñi def ci ak dal waaye seetlu nañu ne démb ci Médina nemmeeku nañ fa ay jàppante ci ay nit ñu ne ay militants yi Bamba Fall lañu ak yu Cheikh Ba waa Médina di ñaawlu lu ni mel di sàkku nag ñu daal di jël ay matuwaay ci campagne bi ngir fitna yu ni mel ñu daal di koy moytu reportage Cheikh Diop. ñaari fan yu ñu amal campagne bi ñu nemmeeku ci nag ay jàmmarloo yu métti yoo xamante ni nag daal dañ koy nemmeeku ci yenn ci ay gox-goxaat fu ci mel ni diwaan bu Médina foofee nag aw jàppante bu ñu nemmeeku ci diggante ñooñ yu Bamba Fall ak itam ki nga xam ne moom moo di Cheikh Ahmed Tidiane Ba. mën nañ def politique sans mu am violence. ñu gaañ nañ benn femme mère de famille la te jaaduwul wax dëgg yàlla te muy Bamba Fall muy Cheikh Ba muy keneen ak keneen ñu lu ñu ñor. mooy Médina na jëm kanam. lépp ci jàmm la xet surtout doomu Médina yi ñuy retrouver waat ñu woote ci jàmm am nga liggéey ci jàmm ku yàlla jënk maire mu jël ko. suñu sañoon moom ñu teg ko ci yoon waaw ku gagné rek ñu xam ne moo gagné quoi. rafetlu wuñ ko tamit te ñoom lu koy ñaanul lépp non à la violence. non à la violence lu ni mel bëri na ci ay sénégalais yoo xamante ni nag ñu ngi koy wootee ba tax na itam ñuy xam ne rek ne dëkk wi dëkku jàmm la. daje waxtaan ci programme waruñu ci xeexante ndax xeex bi li muy andi ak li muy jur ak li muy def dafa am ay ëllëg yoo xam ne day des ci nit ki toujours moo tax nag ñu war a éviter di gaañante di xeexante donc te dañu ne élection gox-goxaati la ñëpp bokk ñëpp nekk ñëppay mbokk kon nag nañu inviter vraiment. loolu li ñu dal ndax gàcce la gàcce bu méttit la aussi ci ki nga xam ne candidat bu ñu gaañ nitam méttit la aussi ci candidat bi nga xam ne nitam moo gaañ ndax nit ñëpp benn la ñu. Sénégalais yi bokk na ci lu ñu bëgg lépp lu ñeel wàllu jàmm ak itam bañ a xaxarante doon na seen ak bëgg-bëgg fileek ñuy amal campagne bi waaye itam njongante bi ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022. campagne boobee bu ñu moytuwul it fële ci diwaanu Kees nar na fa tàng sabab li moo di dafa am lu fa xew te ñenn ci candidat yi di ko ñaawlu ay borom yi doole yu ñuy woowee nervi nee nañu ñooy yàqate ak salfañ ay pancarte ki poster yoo xam ne candidat yee ko moom ku ci mel ne Mamadou Lamine Massaly di xamle ne loolee buñ ci jëlul matuwaay moom dana ànd ak militangam ñu daal di koy lijjantil seen bopp kilifa yi la bëgg ñu daat ci sàkki pexe nu mu gën a gaawe sàkku na ci ministère intérieur mu daal di ci wax ci meeting bu ñu doon amal ca terrain basket ba ca HLM Kees fa la ko doon waxee Cheikh Anta Diop ciy leeral. kii di Mouhamed Massaly ci mitingam di lu yëkkati kàddu ne dafa am ay ndaw ñoo xamante ne dañ leen a jox ay ngànnaay ñuy wër fépp fu ñu gis posteram wala ay tableau yoo xamante ne ay photo ma ci nekk dañ koo saboté moom nag nee na mi ngi koy yëgal ki nga xamante ne moom mooy ministre de l'intérieur balaa leneen di ci am. aw ma garde corps jëluma nervi waaye nag commencé nañu di ma tooñ te maa ngi wax ak le ministre de l'intérieur qui assure la sécurité publique. J'interpelle aussi le procureur de la République ñàkkuma fayda nag fulla fu ma fekk fa la may bàyyi fitit fu ma fekk fa la may bàyyi mais comme imam yi ak sëriñ si dañ ñaan ñu doxal jàmm maa ngi def samay pancarte fay xaalis bu takku ñu yebal ay oto jox leen ay huile di si sotti di ma tooñ man jàmm laay woote moo tax ndaw ñu génn bu ma kenn yee si fitna bu ma kenn woo si fitna bis buñ fa delluwaate nag lu am si terrain bi se dégager toutes mes responsabilités wax naa ko dem si Touba bi ma sëriñ si recevoir wax naa leen ko. Mouhamed Massaly rafetlu bu baax nag Pape Diop mi nga xamante ne moo jiite bokk gis-gis ginnaaw bi mu ko abalee nag ay këyitam ngir mu mën cee dem ci élection locale yi. tuddee suñu bokk gis-gis te benn parti moo ko yellool muy le président Pape Diop te ñu ngi koy gërëm di ko sant moo yëkkati récépissé parti am amal ñu ko parti boobu dañ fas yéene demee si élection yi. daanaka terrain HLM route de Dakar feesoon dell ak militant ñu sol ay t-shirt yu ñu mandargal Mouhamed Massaly militant yi jóge woon nañu fu nekk ci biir Thiès xumbaloon bërëb bi. fitna joojee ñu nimi ko xaat ci campagne électorale bi njiital Sénat di Doudou Ndir mi ngi koy ñaawlu moom mi jiite commission électorale nationale autonome dellu siwaat na it ci sàkku ci askan wi ñu dem jëli seeni carte électeur bala yëf yi di gën a xat laaju ci matuwaay yi nga xamante ne ji kon ñoom danañ ko yittewoo ngir mën a organiser élection yi mu ne am na ca yooyu des na ba fi mu nekk nii Mame Biram Diouf ciy leeral. daanaka duñu weesu bis ba campagne bi door rek léegi te duñu nemmeeku ay violence ay militants ci ay candidats yu wuute di faral di am jàmmaarloo loole doon loo xam ni boobu léegi ñu ngi koy ñaawlu. ñaan nañ leen ñun Sénat ñu def lépp ci tey nit ñi tamit
politiciens yi ak waa diine yi tamit ñaan leen ñu tey mais li ma gis démb daal vraiment yaakaaroon naa ne duñ ko gis. lu soxal carte yi nga xam it war nañu ko retirer électeurs yi war ci taxaw loolee doon it luy teel Doudou Ndir. encore am nañu ay fan yoo xam ne war nañu ci mën a dem ci commission yi jëli seen carte parce que carte yëpp ñu ngi ci commission yi ku bindu mun nga dem ci commission ba nga bindu woon jëli sa carte. processus électoral bi ñu koy wéyal lépp ngir local yi kon am ci anam yu mucc ayib waaye ay jafe-jafe di am lu ci mel ni Sénat ci doxalinam ak taxawaay ga nga xam ne nii ay agent war nañ ko amal ci mbooleem terrain bi problème déplacement moo xam woto ak lu ci mënti nekk Doudou Ndir moom di woo ba tey kilifa yi état bi mu gën cee taxaw saafara ko. matériel bi nag moo des notamment jumtukaay yi comme oto yi ak yeneen ñi nga xam ne dinañu permettre ñu déplacer ci biir département yi loolu moom matagul. commission électorale nationale autonome moom nag nee na taxaw na lépp ngir kon élection locale yi ñu amal ko ci anam yu mucc ayib waaye it bàyyi xel nit ku nekk mu doxal la nga xam ne nii mooy yoon ngir ñu dem ci jàmm. seetlu gi moo di élection yooyee bari na ñuy ci soog a woote jotaguñu seen carte bari na ñu bindu woon seen carte mi ngi ci commission yi ba léegi jëli gi daal des na seetlu gi ci reportage Fatou Bintou Conté bi. depuis le 8 décembre la ñu taxawal ay commission yoo xam ne ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax les primo-votants ñu retiré li nga xam ne moom moo di seen i carte d'électeur. bi ñu commencé commission yi depuis le 8 décembre bi léegi mettre ay commission ci commune bu nekk boo demee commune bu nekk def nañ fa commission bu nekk am na président bu ko dirigé ensuite am na membre de la SEDA boo xamante ne bi mu nga fa ak représentant maire ba ak représentant parti yi nga xamante ne ci ñoo nekk en liste. wante la mu nemmeeku moom moo di fi mu ne nii lu tuuti mooy ñu di retiré carte am moins de 20% fi mu toll nii ñoo jot li nga xam ne moom moo di seen i carte. il faut reconnaître que nit ñi quand même ñëw ni ñu war a ñëwee donc le retour bi encore bi léegi dafa faible. rien que ñi nga xamante ne ci dernière ñi nga xamante ne ñoo mujjee bindu ci révision bi passé boo seetee ci ñetti junni par exemple bu ñu jëlee Dakar Plateau ñetti junni doomu aadama ak ñeent fukk ak juróom ñi nga xamante ne ñoo bindu woon junni ak juróom fukk ñoo pratiquement ñoo ci récupéré seen carte boo seetee lu mel ni Medina si ñeenti junni ak juróom-ñaar téeméer n'est-ce pas ak juróom fukk ak ñeent boo seetee junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñett ñoom ñu ñoo récupéré seen carte boo seetee lu mel ni Gueule Tapée Fass Colobane par exemple li ci junni carte ak juróom téeméer ak benn boo seetee ñeenti téeméer carte ak ñaar fukk la ñuy récupéré fukki junni carte yi ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett ak fanweer ak juróom-ñett ñu nga xam te ne ñoom ñoo mujjee inscrire fii actuellement ñi ci récupéré seen carte yëpp boo ko totalisé ñetti junni la ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar ak ñaar muy taux ba am te ne matul 120%. teg ci nag ancienne carte yi nga xam ne boobu ba tey ma nga toog nekk ci commission yi seen i borom jël see guñ leen. am na ay carte yu fi nekkoon carte yu fi nga xamante ne stock bi fi nekkoon amoon na fi déjà ñetti junni carte yoo xamante ne ñu ngi fi woon depuis booba léegi ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent ak fanweer ak juróom-ñeent yoo xamante ne si woon jël suñ ko woon ci biir loolu tey ba léegi des na encore yu carte yooyu donc ñetti junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn boo seetee actuellement nii tey am nañu juróom-ñaari junni carte ak genn wàll yu fi teg am na ñu ngi toog di xaar seen i borom. ci Fann Point E sax ki nga xam ne moom moo di chef de centre bi di ñu xamal ni lu toll rek ci 50% inscrits yi ñoom ñoo jot a jël li nga xam ne moom moo di seen i carte. yëpp 1627 carte la ñu amoon bon distribué nañ 911 carte kon léegi ñun mën nañ wax ne dépassé nañ 50% yi quoi. xaw na yéex nag commencement bi laa bu ñu démarré moom nit ñi ñu doon ñëw mais fu mu nekk nii pour le moment moom. mu ngi ñëw ndànk nag. li ci am ba am daal ki nga xam ne moom moo di sous-préfet Dakar Plateau mi ngi xamal lu leer carte yi ba sub élection kenn du ko joxe na ko ñëpp dégg. daan yi CEDEAO teg ci ndoddal Mali ki nga xamante ne ji mooy Mbaye Mbeng président collectif entreprise agréé ci wàllu transport ak livraison conteneur ci Sénégal li muy ragal mooy yëf yi law ba tiq économie Sénégal fi mu ko teg mooy Sénégal ak Mali seen jëflante ci wàllu koom dafa am doole ba tax muy sàkku ci kilifa yi ñu teel ci jëli matuwaay lijjanti ñaaxo yi Alhassane Ba Thierno Laurent Mendy reportage.
ci tontu sanction yi nga xamante ni jëm na ci wàllu koom ak koppar yi nga xam ni CEDEAO teg na ko ci réew Mali gouvernement bi moom itam fas yéene woowaat ñëpp ñi nga xamante ni ay ambassadeur lañu fare ci réew CEDEAO yi tëj frontière wàllu yoon yi waaye itam wàllu jaww ji mu di ab dogal bi nga xamante ni bu wéyee fu mu jëmee du baax ndax bu ñu jëlee diggante Sénégal ak Mali rek lépp li nga xamante ni dox na ci ñaari réew yi ci wàllu koom lu am solo la. tey Mali suñu partenariat ak ñoom mu ngi dox ci à peu près 250 milliards par an. téeméer ak juróom fukki milliards par at. voilà at mu ne xam nga loolu du lu tuuti ndax boo ko xoolee rek nga xool tey jii ci port bii nga xam ni ci la ñuy jaar seen marchandise 4 millions de tonnes de marchandises dañ nañ ko fi def par an. cimenterie yi nga xam ne fii la ñu installé bokk ci koom-koom bi. danañu danañu exporter lu toll na 1,7 million tonnes. tabaxukaay Mali yëpp maanaam lu ci tabax baa fii lay jógee. ci wàllu li mu mën a jur itam li nga xamante ni du doon lu neex bokk na ci xëy yi nga xamante ni dox na ci diggante corridor bi. am na ci mbirum transport bi ñoo xam ne seen yëngu-yëngu yëpp ci transport lu jóge fii dem Mali la. te xam nga kooku ëllëg bu fekkee ni taxaw na. yooyu entreprise ak yooyu emploi yooyu day daal di la saxaale donc conséquences yi dafa doy waar. Mbaye Mbengue di sàkku ci ñaari parti muy CEDEAO ak gouvernement bu Mali ñu fexe ba xoolaat seen doxalin. ñu seet le juste milieu ndax aussi loolu la ñuy waxee itam waa Mali ñu nekk ci bopp bi mënuñu fab tey ñu dañu jox leen transition pour 5 ans 5 ans président bu élire mën na di jox 5 ans. mën nañu xool par rapport ak métit bi muy jur askanu pays yëpp ndax xam nga Mali dafa nekk frontière yoo xam ne mat na juróom-ñaari frontières yoo xam ne dafa taxaw la trafic bu Mali maanaam li ñuy importé muy jóge fii di dem ci Mali ndax pays enclavé la 70% yi fii lay jaar juróom-ñaari fukki yi fii lay jaar. ci sanction yi nga xamante ni CEDEAO jël na ko njiit réew yi nga xamante ni fare nañ ci kuréel gi fas yéene nañu suspendre dakkal lépp li nga xamante ni jëm na ci wàllum njënd meek njaay mi li dox seen diggante waaye itam lépp li nga xamante ni am la ci wàllu koppar nekk ci banque centrale ak commerciale pour Mali ñu téye ko. Alassane Ba jërëjëf mbokk yi nit jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média foofee la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi 20h xibaar yi dina dellu si waat ci tubaab lay doon ak Sara Men Sali Cissé jaa ngeen jëf yàlla nañu yàlla dooli jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.